asalaamaaleykum mbokku téléspectateur Al Sahaba ñuy am mbégte rek di leen dalalaat ñu koy defee chaque samedi rek ci waxtu bi rek ci seen émission ëttu ndaanaan tey nag may dalal ki nga xamante ni moom macha allah moom la ñuy jàngale moom la ñuy tuddee jàngalekat gi maanaam ci kàllaamay anglais anglophone yi ñuy koy waxewee teacher nekk di benn ndaw bi nga xamante ni moom mi ngi nekk ci groupe band nekk mu boole gis ngeen semaine passée kii mi ñi mu invité mu dul ñoom waa même ko Membo Mema ñoom ci bande boobu la ñu bokk tey nekk teacher rek moom mooy ñëw moom tamit di membre ci bande boobu macha allah muy def lu jéggi dayo teacher maa ngi lay bàyyi nga nuyu ñi nga xamante ni moom mooy téléspectateur ëttu ndaanaan laata ñuy xuus ci waxtaan bi. waaw asalaamaaleykum sister maa ngi lay delloo nuyoo di rafetlu sa émission bi ak di la remercier aussi ci invitation bi. ndax yaa ngi suivre ëttu ndaanaan. bien sûr maa ngi koy suivre bien sûr dama koy seetaan bu baax parce que samay grand yu bare jaar ne fi daanaan yu bare jaar ne fi donc maa ngi nuyu mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan télévision Mauritania di leen wax rek bonne et heureuse année encore yal na doon année bi jàmm incha allah xéewal yi yokku. amin ñu tàmbale ko ci bismillahi rahmaani rahim bi di année 2020 eggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin képp li nga xamante da ngay mbébét te mu doon lu gën ci yow rek yàlla nañu ko yàlla defar incha allahu rabbi tey nag lu ñuy waxtaanee moom mooy comme concept ëttu ndaanaan ñëpp xam nañu ndaanaan lañ fi indi kaamil toog waxtaanee faram-fàcce li nga xam ne moom mooy jaar-jaaru ndaanaan bi bëgg-bëgg ndaanaan bi ak mbébétu ndaanaan bi loolu lañ fiy def kon nekk mais toujours dañuy accompagner li nga xamante ne moom mooy musique ndaxte ëttu ndaanaan moom il faut que gars yi yaram yi tàng tuuti kon nag laata sax may dugg si jaar-jaar tuuti il faut que ma wan leen tuuti nan la mënee tuuti nag duñuy jëkk dugg ci li nga xamante moom mooy nga joué kii bala may dugg sax kan mooy tuuti d'accord bismillah donc xaar ma jamal la benn morceau bi mi ngi tudd sama waay maanaam xarit quoi jeex na yi def ma ni sa waay yow man yaay sama waay yi def ma ni sa waay yow man yaay sama waay kon def ma ni sa waay yow man yaay sama waay mooy sama waaji sama waajey sama waajey mooy tey ji laa lay xamal fi nga ma féete ak lim la yéene yàlla boole na ma ak yow bilaay def naa la sama waay lu ma am ñu bokkoo li ma yéene sama bopp laa la yéene li ma gis yow loolu moo ne ci man yow kon def ma ni sa waay yow man yaay sama waay ni def ma ni sa waay yow man yaay sama waay kon def ma ni sa waay yow man yaay sama waay Ali Ba sama waay la Samba Diallo sama waay la Amda kooku sama waay la Papa Dis kooku sama waay la Mama Sarr Mbël sama waay la Amda sama waay la Fodé Dia kooku sama waay la Abdou Sarr kooku sama waay la def ma ni sa waay yow man yaay sama waay Maymuna Lo sama waay nga man yaay sama waay kon
kon def ma ni sa waay yow man yaay sama waay yow kon def ma ni sa waay yow man yaay sama waay. macha allah def ma ni sa waay yaay sama waay nga lim fi ñëpp ndaxte borom baax moom day bëri ay waay ku bon rek moom mooy am moo dul am ay waay mais ku baax moom macha allah bu ñu limee fii ba enn waay moom day kii Teacher macha allah mbokk yi gis ngeen kii moom mooy Teacher jaaruma ma leen di ko présenté wax bi du bëre te lu ñuy joué moom mooy ëpp mais seulement ko rek daan dugg si li nga xamante moom mooy jaar-jaaru Teacher projet d'avenir am ak lan mooy yéenam ci wàllum bu muy yëngatu bi Teacher fu ñuy dugg rek moom mooy jaar-jaaru kan mooy Teacher laata ñuy dellu si waat ci morceau yi naka nga ko composé ak lan moo la inspiré lan mooy jaar-jaaru Teacher. waaw merci encore une fois donc Teacher mi ngi tudd Abdoul Aziz Sarr. loolu mooy sama tur Degente Ndiaye loolu sama papa tuddee Abdoul Aziz Sarr mais xam nga rek booy def art des fois da ngay wut benn tur ba nga xam ni moom ngay mbubboo si sa wàllu musique. loolu moo tax nag man ma jël Teacher tur la ba nga xam ne en anglais la mais mi ngi signifier jàngalekat. d'accord waaw si loolu pourquoi ma jël tur boobu parce que musique bi day jàngale te man musique dafa ma jàngal vraiment que xamal ma lu bari lu ma xamul woon te gis naa ni aussi musique message la ba nga xam ni mën nga jël par exemple benn thème nga woy ko nit ci di la déglu di def li ngay woy li maanaam yow par exemple boo jëlee benn thème ba nga xam ne day wax ci wàllum délinquance baaxul et tout nga woy ko nit ñi déglu la ñu xam vraiment kii lu muy woy li nun war nun ko def war nun ko bàyyi xel donc loolu jàngale la donc si loolu man moo tax ma jël turu Teacher di jàngal ñu lay déglu di jàngale parce que aussi li may woy ay message la ay message ya nga xam ne ay nit ñoo koy déglu donc ma bëgg vraiment que nit ñi aussi di déglu woykat yi parce que woykat day jàngale. macha allah am na solo. waaw sama jaar-jaar nag mën naa ni man basket laa njëkk a def ñu ma xam ñu bari si basket ni ma xamee waaw basketteur la dama doon def ñaar yëpp en même temps bi ma demee ba si biir musique bi dominé ma quoi ma xam ni vraiment. mais musique bi da nga ko doon foowee wala sa entourage dafa amoon ay musiciens nan la dikkale. waaw musique bi dama ko doon foowee depuis maa ngi nekk ndaw. dama ko doon foowee parce que dama daan jël ay clip di jël portable di teg son di imiter genre man maay def clip bi en même temps bu ñuy jouer basket bu ñuy échauffé man maay woy ak sama yeneen gars yi du ñuy nekk di woy pour tàng suñu yaram di woy rek à un moment donné na ma gis sama benn grand sama ménagère Fodé Dia. ñu koy nuyu de passage Fodé ñu ngi lay nuyu ñoo koy nuyu de passage. moom moo ma gën a poussé pour ma ñëw dugg ci musique. ok léegi te Fodé maa ngi ko xam grâce à benn xaritam bu ñuy wax Youssouf. kooku moo tax ma xam Fodé. ok d'accord léegi yow gis nga affaire bi nga sentir que comme na nga ko waxee léegi ci sa jaar-jaar bi mais nga ni il faut que nga professionnalisme parce que lépp loo yëngatu foog nga jàng ko xam ko nga aborder ñi nga xamante ne ou bien ñëw ci wetu ñoom Fodé pour que ñu jàngal la léegi jàng boobu nan la dikkalee ak naka ngay jàngee ak méthode yi ngeen di utiliser. waaw bi ma ñëwee bi ma Youssouf xamalee Fodé. ma commencé am contact ak Fodé yóbbu ma ci benn bërëb bu ñuy wax Echo du Sahel fa la ñu nekk fa la ñu am label et tout donc après Fodé gis ni vraiment que ni man li may def li bëgg naa ko te defuma ko pour caaxaan Fodé xamal ma ak grand yi groupe Walfadjri maa ngi leen di nuyu de passage boo nee Walfadjri rek wax nga ñoom ñëpp donc après foofu li ñu gis ni vraiment boy bi bëgg na def musique te caaxaanul ñu jël ma nag encadré ma jàngal ma instrument bi may jouer. loolu depuis combien de temps la kañ nga commencé kañ nga tàmbale. waaw bi ma commencé jouer guitare dina def léegi 2 ans wala 3 ans plutôt. bi nga commencé di ànd ak ñoom Fodé ça fait combien de temps. bi nga duggee ci musique rek ñu xam ni ça fait maintenant 4 ans. 4 ans macha allah mais si bi 3 ans yi la commencé laal guitare gi. mais baat bi mi ngi fi woon wala da nga liggéey baat bi wala. macha allah waaw baat bi dama koy liggéey parce que ñi ma nekkal ñoo may woon yenn yi en même temps man ma si yokk si sama mun-mun parce que damay liggéey sama baat def naa ay formation de chant CCF ak ay tubaab ñu jàngal ma lu bare. plus li ma xamoon man donc loolu moo tax baat bi mel nii parce que aussi dama koy liggéey.
waaw macha dañuy liggéey baat bi kon nag lu ñuy def rek moom mooy da nga may indilaatal beneen son rek ñu déglu ko waat dellu si waat si li nga xam ne mooy waxtaan gi. d'accord tey moom amul problème tey moom non tey amul seral. yaay bañ léegi beneen bi may maye son bi mi ngi tudd jigéen laay woy man ku jaar sama plateau mbaa duñu wax man defuma casting bi de ku jaar sama plateau ni jigéen c'est pas du man ñoom la xëy na ñoo ko sentir année bi moom kon 2020 yaakaar naa féministe yi daañu si gis seen bopp bu baax. c'est que jigéen dafa bokk si day jouer benn rôle bu am important si société bi ñu nekk. société bi macha allah donc jigéen mooy suñu yaay mooy suñu soxna mooy suñu sister. mooy lépp rek jigéen mooy lépp donc yéen la yàlla teral ku leen teral yàlla teral ko ku leen sargal aussi yàlla sargal ko jigéen donc di ko dédicacer aussi sama yaay ak samay sister yi may seetaan. incha allah kon ñu ngi lay déglu. ok ñu dem jigéen jigéen ooy jigéen jigéen ooy yàlla ko sargal ko teral ko yàlla teral laay jigéen jigéen la daal yërëm ko sonn naa ci kër gi moom mooy kër ci biir kër gi di daan dooleem ngir dimbale njabootam gàcce ngalaama ay jigéen bëgg naa ku lay sargal fonk naa ku lay yërëm bilaay jigéen mooy sunu yaay jigéen suñu soxna jigéen di suñu sister ngir yàlla yërëm leen jigéen ku bëgg ne si jigéen ranu li nekk si géej ndaxte jigéen yàlla ko sargal ko yàlla sargal laay teral ko yàlla teral la kàcci ngalaama jigéen jigéen ooy kàcci ngalaama yaay jàmbaar ndax yaay ki ne si kër gi di kër yi ngir njaboot ji yaay ki togg di fóot yaay ki paase kàcci ngalaama woy naa la ji ñaa la bàkk naa la yaay jàmbaar bàkk naa la sama yaay kookoy jigéen ju baax ki bëggay doomam sonn ngir doomam xuri taw faale way naa la yaay booya sama yaay jigéen la yaram koy sonn naa ci kër gi jigéen la yaram koy sonn naa ci kër gi yërmande si jigéen yi yërmande si jigéen jigéen yaa ngi si tool yi di daan seen doole jigéen yaa ngi si marché bi ngir wut lu ñu am di dimbale seeni njaboot jigéen yaa ngi ci kër gi di sonn ngir njaboot ji
ngir yàlla yërëm leen jigéen jigéen ñu koy may képp ki nga xamante ni jigéen nga rek te ngay safoog li nga xamante moom mooy plateau ëttu ndaanaan rek di ko may suñu maman comme ni nga ko waxee xaritoo rek ma koy may sama yaay di ko may all ladies rek nu ko américains yi di waxee Titio macha allah li nga way li am na sens mais Titio xam nga la moo may yéem technique bi nga yore bi di yëkkati sa voix di wàcce sa voix xam nga ñun duñuy déglu way rek mu neex mu xumba dégg instrument yu si joué mais xamuñu kañ nga war a yëkkati sa voix kañ nga war a wàccee sa voix ak yooyu yëpp ndax technique yooyu mën nga ñu ko faram-fàccee tuuti ci biir émission ëttu ndaanaan. waaw gis nga waykat da nga war a am baat aussi du neex baat moom mooy woy mais na nga am baat bi rek te sa baat da nga ko war di liggéey à chaque fois pour sooy entamer benn morceau soo koy woy mu neex nit ñi aussi nga am ci li nga bëgg woy dafa am lu ñuy wax ay octave ak ay variation de voix ay chant yooyu yëpp ay techniques yi nga xam ne da nga koy jàng waaw man yàlla dafa ma may chance ba nga xam ni ñii ma nekkal ñoom boo ma nee octave léegi ñii di seetaan xamuñu luy octave man mii sama bopp xaw ma luy octave léegi octave maanaam mooy lan ak beneen bi mooy lan ainsi de suite kañ nga yëg ci parce que yéen ñii rek laay dimbale yéen ñi nga xam ne da ngeen bëgg a doon ay artistes damay jël tuuti secret ci Titio ma jox leen ko ndax ngeen dem ndax macha allah voix ma d'accord soo nee octave d'abord si clavier octave mooy do ba do maanaam musique dafa am 7 notes do ré mi fa sol la si do boobu moom xam naa loolu mooy loolu la ñuy woowee octave si clavier maanaam do ba do mooy benn octave mais si woy si chant octave par exemple mooy nga def par exemple do comme bii do grave la ak bii do aigu la par exemple do bi ni lay def do bi lay def do maanaam bii grave la bii aigu la octave la aussi wala soit nga def octave ab da ngay def wala nga def xam def naa ñetti octave yu différent waaw loolu la rek mooy li ma la wax di nga koy jàng rek ay technique la donc man moom su ma doonoon waykat awta lay ne kon yaakaar naa nu ngi koy waxee génn gaam ngeen ko tuddee waaw génn gaam bañ way si taw mooy par exemple booy jouer par exemple ay accord soo génnee gaam bi rek day feeñ si ko xam musique ko la déglu barul nag ñu koy xam parce que am na des fois ñi nga xam ne xamuñu li ñuy def li donc di woy di génn ay gaam mais woykat dafa war a di woykat mooy génn gaam wala musicien bi su fekkee day woy di jouer en même temps di jouer boppam man par exemple su ma woyee fii su ma dégaamee rek dinaa ko xam su fekkee yow aussi am nga nopp pour xam ne dégaame naa di nga ko remarqué dégaame mooy génn gaam nga nekk si benn gaam bi nga xam ne du moom ngay jouer fii nga dégaame lii yëpp ay affaire yu ñuy jàng rek damay profiter walla aussi di wax que ni Titio li muy def nii lii may jouer nii di woy en même temps dama ko jàng rek guitare gi maa ngi ko jàng si association bu ñuy wax la Walf Academy muy benn association bi nga xam ni Walfadjri ñoo ko créé mooy le groupe Walfadjri di jàngale ay instruments gratuitement doo fay dara nga ñëw dara boo amee amour métier bi ñëwal nga approché leen ñu mën la jàngal nga ñëw jàng doo fay dara dem naa si man léegi sax ba damay jàngale man yow sa bopp da ngay jàngal damay jàngale guitare kon wuy nga tur bi macha allah léegi damay jàngale ay cours de chant ouais donc lii yëpp dama ko wax pour ñi may seetaan ñu ñëw jàng si képp ka nga xam yaa ngi def musique bëgg nga musique ñëwal nga jàng si parce que musique da nga koy jàng nga xam ko nga mën a xam fi ngay taxaw maa ngi woo ñëpp pour ñëw jàng si c'est très simple da ngay indi si ñaari photo ak sa copie carte d'identité nga def inscription kenn du laaj 10 wala 20 yow daal li na laaj mooy nga respecte say cours nga ñëw di def cours
est-ce que tranche d'âge ba ngeen di jël bi pour jàngale leen ñoom ñëpp da ngeen di jël ay xale ba ay mag wala dafa am limite. non dafa am limite benn âge rek. ban âge moo gën a ndaw à partir de 16 jëm kaw. jëm kaw incha allah rabbi. ñoo ngi koy defee cours yi CCF ak centre culturel marocain. incha allah kon yaakaar naa ñooñu daal leen tàmbale wante comme que tu ci léegi yow yaa ngi jàngale mu di côté professionnalisme métier bi mais daañu wax li nga xamante ne moom mooy côté perspective ak côté li nga xamante ne moom mooy objectif ci sa musique da ngay way fan ngay defee say prestation naka ngay demee ak lan nga soxla li nga xamante moom mooy sa musique yow tu ci yow. d'accord man sama musique bi mu ko commencé ba léegi macha allah waxuma ko pour tàgg sama bopp mais avancement rek laa ci gis. alhamdulilah. waaw xëy na nag ni ma koy defee la wala ñi ma nekk la parce que gis nga artiste bu nekk soo amee ñu la ngemb doo sonn soo amee encadrement bu baax da ngay gën a avancer man di ma encadré donc li may def yëpp dafa am ñu nekk sama ginnaaw ñu wax lii ngay def ak nii boo gisee tey macha allah amul restaurant wala hôtel wala lieu bu nekk national ba nga xam ne teacher jéewul foofu macha allah. naka ngeen di jouer prestation yi naka lay demee loolu lépp. waaw prestation yi man en live lay jouer du ma jouer playback d'ailleurs amaguma son awma clip awma dara mais am naa page Facebook. mi ngi tudd Teacher boo defee Teacher rek ci Facebook di nga gis sama page. di nga gis li may def. donc ñun live lu ñuy liggéey. te bu ñuy jouer presté ci yenn lieux yi groupe bi mooy ñëw band bi. band bi moom mooy ñëw band bi nga xam ne moom ci Walf Academy ñu ko créé. ñoo mooy jouer man di jouer même ba même. mais ngeen di jouer léegi lu ñuy dem moom mooy côté comme que wax nañu ne nga xamante moom ngay jouer yow nga nekk ci resto yi nekk ci hôtel yi. mais est-ce que am nga ay projets yi nga xamante ni da ngay gën a dund ci wàllum musique bi parce que laaj na aussi waxuma lii dafa ndaw. mais certes am nga yeneen ambition aussi. génne album yaakaar naa ci la war a bokk wala. waaw man pour le moment damay jàng rek. yow kay moo ko nga yaa ngi jàngale Teacher nekk wax dëgg nag yaa Teacher avancé. damay jàng ba léegi mais. te bëgg naa gis Teacher feneen. waaw loolu Teacher am na ay projets yu bare ci nga xam ni. sama waa label. ñu ngi ciy liggéey maanaam projet album bi. projet yóbbu musique Mauritanie internationalement. incha allah man loolu moo ma tax ma def musique defuma ko pour am buzz fii wala nit ñi di wax noo kii dafa mën way non lii métier la déjà man maa ngi siy dund parce que tey lii moo may fayal sama fi ma dëkk moom laay jox samay yaay sama pap samay sister moom laay fajee sama soxla lii te demaguma ci fenn donc defuma ko pour juste passe-temps dama ko def pour monde bi yëpp dégg Teacher xam kan mooy Teacher pour gën a mën a transmettre nit ñi message yi may bind. am na solo lool donc yaakaar naa peccum liir bu neexee ndeyaay tëyee ci mbaggali comme ñuy remercier de passage ñi nga xam ne ñu ñooy Walf Music Record ñoom ñëpp di la wax fi nga jàpp fi nga tëyee foofu la rek continuer incha allah te day baax wante perspective yi daan fi dellu si waat léegi te laata ñuy dem foofu rek def ngay jouer laat beneen morceau léegi nag ban nga may léegi xaar ma may la Baba Artu Baba fu mu jëm. Baba Artu maanaam Baba dellu si. waaw xanaa fu Baba demoon. Baba Artu dafa nekk benn morceau ba nga xam ne dama ko bind entre pulaar ak wolof xam nga aussi man Teacher damay woy ci kalaama yëpp quoi damay woy. waaw loolu moom mooy Mauritanie man loolu Hassania arab fu la woo nga wuyu. waaw man c'est ce qui est normal man loolu laa gis mooy lu normal wante dama bëgg xam fan la Baba demoon ba di Baba. waaw Baba Artu thème la ba nga xam ne dama ko bind. réellement la benn thème ba nga xam ni thème réel dama ko gis ma bind ko. fan la Baba demoon dama gis ña nga xam ni. seen papa dafa leen quitté bàyyi leen depuis ñu ngi ndaw ñu ngi màgg léegi ba tey gisuñu seen papa. te seen papa mi ngi dund. ñëwul du sax ñëw si ñoom di leen seet loolu man daf ma metti. dama ko gis ma bind morceau bi. connecté ci acca. créé wu ma ko. ñu déglu Baba Artu. donc waaw balaa ma koy joué tuuti damay lancer message bi képp ka nga xam ni. yàlla may na la doom dee ko gëstu bu baax nga toppatoo ko parce que dafa am ay droit te da nga ko war a jox ay droit am. incha allah rabbi kon nag message bi jàll na ñu déglu Baba Artu rek maanaam Papa dellu si. Pas de lucide,
xale yi ñoo ngi lay laajte bi nga demee ba tey ñoom namm nañ la bi jom na ne ma akilam na ne ma Baba Baba oh Baba Baba tu sukabe nam doma Gino njada ajoni yene fobe nam doma Ni yalla may na la jaboju barke go walen toputo di len tete waaye fu me tere nga daw bàyyi sa ginnaaw njaboot ju ndaw xanaa xamoo ñoom dañuy màgg te li ñi doon ëllëg mu nokk xam si sa njaboot ngir ëllëg ñu mën la boot ba dellu si xale yi ñoo ngi lay laajte bi nga demee ba tey ñoom namm nañ la mi jom na ne ma akilam na ne ma Baba Baba oh Baba Gino njada joni akilaji na ne ma anodata sukabe mai hege tombada wande anuba rutukuba beskuma sukabe ma chalundiri rutukuba beskuma padelusil xale yi ñoo ngi lay laajte bi nga demee ba tey ñoom namm nañ la i jom na ne ma akilam na ne ma Baba Baba oh Baba Delusi, oh Delusi, Delusi, si sanjabo. Delusi, oh Delusi, Delusi, si sanjabo. Yes, yaram daw na vraiment Baba Artou moo di li nga xamante ni ñuy way rek thème li nga sentir li nga gis ba yéen artistes yi ngeen di jël yaakaar naa lii rek moom mooy rôle lu artiste dafa war a di gis lu neex mu way ke mais mu gis aussi li nga xamante dafay yeete wala dafa war a defaat prise de conscience ci population bi ñu aborder genre sujet yooyu kon nag kenn laam laaj meewul li nga xamante moom mooy baat bi kii bi sama yaram dafa doon vraiment macha allah ndax morceau bi daf ma yóbbu fu sore di wax rek papa inconscient yi yéen ñëpp lay waxal dellu si leen njaboot yi boo leen amee problème ak seen ay yaay ak ñeneen ñi nekk xale yi ñoom yéen a leen indi duñu dara ci biir problème boobu ñoo leen ngeen jege ndaw parce que xale si boppam aussi daf koy soxla saa su ne dafay soxla di gis papaam di gis yaayam di gis ñu ngi ànd parce que doguma la imagine toi yow déjà yàlla mi la def yow ba nga nekk papa xool fi mu jaar ak yow ba nga nekk papa buñ la sànni woon wala ñu yaree la benn façon ba nga xam du yar bu baax doo àgg fi nga am ba yàlla may la ay doom yu ndaw surtout xamuñu dara yow yaa leen indi si àdduna nga yor seen responsabilité li may wax dafa ma metti te am nu mu demee sax daf may
sama yaram dafa daw parce que dafa metti responsabilité bu mag la donc waaw responsabilité bu mag la xol yëpp tooy na man mi sax sama xol tooy na mais ni nga ko joué léegi dafa ma yóbbu ci benn waykat bu ñuy wax Ismaïla Lo ci baykat bi bu muy woy jaaraama baykat ndeysaan boobu morceau boobu moom la ma yóbbu léegi kon de ce fait que xaw ma na ngeen di joué yéen seen côté musique dafay doog da ngay créer wala doo créer wala da nga koy transformer nan lay ñëwee xam nga musique mooy 7 notes yi ma la doon wax sànq loolu rek la do ré mi fa sol la si do loolu kese la donc dafa am ay accord am 7 notes yooyu dafa am ay accord dafa am lu ñuy wax note ak lu ñuy wax accord note mooy lii kese lii mooy note mais un accord est composé de plusieurs notes léegi dafa am note ak accord nag dafa am plusieurs notes donc accord notes yooyu do ré mi fa sol la si do dafa am ay accord par exemple da ngay def do nga def ré nga def mi nga def fa nga def sol nga def la nga def si mais fu may waxee mooy yow mën nga toog sa ruq def sa do ré mi fa sol nga composé ko à ta manière nga ne yow yaa ko créé mais ma dem lu ci mel na Japon toog dégluwaat les mêmes kii affaire boobu daal damay wax pourtant lii teacher moom moo ko defoon mooy li ma la bëgg expliquer xam nga accords yi ma la doon expliquer léegi amul waykat buy génnee morceau ba nga xam ne jaaru si yi te kenn moomu ko kenn sañul taxaw wax kenn du togg ceebu jën di wuti leneen ay yàpp di si def kon da ngay yàq ceebu jën bi jën ak légume ak ceeb loolu kese la loolu moo koy composé yow yaay am sa texte am say cas ak noo koy woyee feeling bi macha allah par exemple man morceau bi ma doon joué léegi am na ku ci mel ne par exemple ku ñuy wax Jogal Sakho way na si ndaana mag la son excellence Youssou Ndour am na morceau bu mu woy comme nii ak ñeneen artiste du ma lim seen tur musique moo mel noonu mais yow daal yow yaa moom sa texte nga moom sa baat ak sa technique yi ngay woyee mais accord moomuloo accord moom accordu ñëpp la te yaakaar naa ku nekk di ci gëstu di ci liggéey di ci def lu mucc ayib rek léegi fu ñu jëm rek moom mooy lépp ngi fi yaa ngi am accompagnement bu baax yaa ngi am say perspectives li ci mel na album bi nga wax bi ak yooyu mais naka nga gisee tey musique mauritanienne ak naka nga gisee li nga xam mooy artistes yi fu ñu toll ci wàllum musique waaw musique mauritanienne bi man gis naa que ni mi ngi avancé nank ci benn côté mooy que artistes yu bare tey ñi ngi yeewu xam ni vraiment musique boo koy def da ngay dem nga jàngi ko te ñoom ñi ngi ñëw di jàngi si nànk di ñëw te aussi Walfadjri association bi ñu am bi ñoom ñi ko créé uniquement pour dëkk bi bare ay musiciens ku nekk di jouer à part xam nga ngay former à chaque année ngay former plus de 20 élèves wala 25 nga leen jàngal ay instruments entre clavier ak batterie ak tout idée bi maa ngi doon wax ak grand bi keroog mu ni ma idée bi mooy que Mauritanie bare ay musiciens nga xamante day yomb ci gars yi pour accessible ñu mën ci am li nga xam mooy côté innovation bi ak lépp mën a aussi am na ay musiciens yu bari yu nekk ci dëkk bi fii mais aussi dama naan aussi public bi nañu gën a vraiment gestu musiciens yi fa laa bëggoon jëm waaw public bi ñoom ñoo nu mën a jàppale parce que ñan ñooy public gu Tchitché par exemple wala Tchitché ba band bi ñan ñooy seen public yan waaw man sama début bi may njëkk a def concert ñi ma nekkal mooy ñi ma doon woy sama waay ñoo ma njëkk a taxaw mooy fi ma jóge loolu moo gën a marqué sama carrière d'accord mais bi ma defee loolu après may dem di prouver chaque fois damay gis public bi ñu bees ñuy ñëw di ma gën a jàppale man nag yàlla dafa def fu ma joué mu fees macha allah day fees del bi ci mujj mooy 31 bi ñuy def tranche d'âge yëpp ñu ngi fa macha allah teggoon dafa fees del waaw te aussi ku bëgg a gis dama si page bi nga bind Tchitché rek après di nga gis lépp quoi parce que bëgguma des fois di commenter yi bare balaa ñaa noo kii dafa mun tàgg ba ma affaire noonu mais public bi ni ñu gën a gestu musiciens yi di leen gën a jàppale parce que ñun amuñu lu dul waaw
mais naka nga gisee aussi suñu njiitu réew ñi duma sax wax mais ministère yi ak yooyu accompagnement bi nga xamante ñu ngi leen di ko apporter yéen ñi artistes yi parce que c'est vrai am nga ay groupe yu lay accompagner am nga la famille am nga ñëpp mais dafa laaj aussi nga nekk ndaw nekk ci biir réew mi boom réew mi mën la gëstu yan opportunité la leen jox yéen ñi artistes yi surtout yéen ñi jeunes talents yi. waaw man côté boobu mën naa ni du ma si wax lu bare parce que man ñun lu ñuy def ak ñu ñuy jàppale genre seen propre moyen ñoom. waaw mais dafa laaj yow ci réew mi nga nekk léegi par exemple ministre ba nga xamante moom mooy bu jeunesse wala ministre de la culture mu mën la accompagner def ay projet wala yow nga def sa projet nga ni man lii laa bëgg fii laa bëgg a jëmale sama musique fekk doo dépendre uniquement ci sa groupe mais fii laa bëgg a jëmale indi sa proposition jox leen ko soumettre ñoom ñu mën ko ubbi pourquoi pas ngay mën a xalaat ci ay festival wala xalaat ci lu gën a yaatu nga xamante ni comme ni Walf di defee di former nit yëpp mais yéen da ngeen di am ay activités yoo xam ñun duñ koy xaar parce que public bi dañuy bëgg a génn des fois mais amul rendez-vous gisoo 31 bi la plupart ñi ngi jëm côté bële Sénégal di fecc ji wala di def yenn yi boo bëgg a génn wàññi stress wàññi lu bëri amoo foo koy demee quelques coins moom moo fi nekk loolu laa bëgg pour mu gën a. waaw d'accord loolu nag gouvernement bi si boppam moo si war a. waaw loolu laa wax léegi lan nga leen di. gouvernement bi li mu leen di ñaan. man musuma toog si télé di wax waxu gouvernement. na nga gëm sa bopp bëgg a demal rek comme doomu réew première fois may toog di wax gouvernement. waaw parce que ñoom xam nañu ce qui se passe xam nañu li war a def parce que ku nekk si ñoom sa poste. li la fa tax a toog da nga ko mérité. donc da nga war a def sa liggéey. su fekkee ni da nga war a jàppale artistes yi taxawal nga jàppale artistes yi su fekkee sport bi nga war a jàppale taxawal. nga jàppale mais il faut ñu xam artiste bi pour mën ko jàppale. waaw loolu ñoom umpu leen parce que tey mu tënk fii. dafa néew nga genre mën naa ne dafa tuuti am na nooy jógee rek di yëngutu si dara ñëpp di nga koy gis taf ñu mais est-ce que yéen a ngi dem si par exemple festival am na ville des anciens yuy ministère di organiser chaque année. non ñun am na ay festival yu ñuy jouer fii. mais ku ci mel festival jazz bi nga xam ne Papis Koné moo nekk directeur festival bi moo remplacé Babi Sarr yoo rax man Babi moo ma jàngal première note si musique waaw Babi moo ma jox première note si xam naa daan ko mës a organiser benn émission rendre ko hommage parce que vraiment def na lu bëri ci biir musique bi vraiment donc festival yooyu pour le moment nu ñuy participer ku si lu si mel ni festival jazz wala même joué nañu année passée festival culture métisse waaw pour le moment soit man joué naa francophonie variété française la ba nga xam ni Papis Koné moo ko. fii ci biir Mauritanie waaw moo ko def CCF nga xam ne bokk naa si première édition ak deuxième bi. aussi ak yeneen programme yi am CCF yëpp dañuy bokk mais demaguñu si yeneen festival yi comme festival yi ngay wax yi yow. waaw di wax rek macha allah talent baa ngi fi xarañte baa ngi fi professionnalisme baa ngi fi yaakaar naa tuuti rek ñu accompagner leen côté maa ngi koy waxee ci suñu jawriñ yi gunge leen xale yi rek ñu mën a dem dugal leen wut ay perspectives wut li nga xamante moom mooy côté innovation mais yéen tamit foo ngeen jege ñooñu rek pour que ngeen wan leen ñun lii la ñu soxla lii la ñu bëgg fii la ñu bëgg a jëmale suñu musique pour que ñoom tamit ñu mën leen accompagner ci mbir boobu. léegi nag ñu ngi si cappaandaw la nga xamante moom mooy émission bi damay bàyyi ticc nag dama bëgg nga jouer ma lu xumba te dagan ñu tëjee ko li nga xamante ne moom mooy émission bi mais laata loolu da ngay tàggu say téléspectateurs ñuy seetaan ci biir ëttu ndaanaan. d'accord merci encore maa ngi rafetlu invitation bi di la ñaanal si at bi sa émission yan gën a jëm si kanam. amiin di nuyu également aussi ñu ñuy seetaan bu baax. di remercier sama manager. Fodé Ibrahima Dia. di nuyu sama ñaari grand frères yi Membo Mema SD ak Amda. di aussi nuyu waale waa groupe Walfadjri ñëpp bàyyiwoo kenn daal di leen gën a sàkku ñu ñuy gën a jàppale. te aussi di leen remercier aussi kontaan nañu si ñoom vraiment. ok yal na jëm ci kanam incha allah léegi nag loo ñuy may pour waaw léegi dama lay proposer benn morceau bu ñuy wax Hakoundé Men. suñu diggante jeex na taay boobu ngay Hakoundé Men rek la ñuy dugg mooy suñu diggante benn morceau la bu neex dinaa la bàyyi nga déglu ko nga xool. waaw kon nañu dem suñu diggante la bismillah donc Hakoundé Men.
Akunde men nyago deni yo yaru yeso gilimen jo alla inurena sabumin ko anonjit mi bad mami der bendam otedo ala anbe benjida wondube akunde men non nyago deni yo yaru yeso gilimet non jolla inurena sabumi ko anonjit mi bad mami der bendam otedo halanbe benjida wondube nonji mami jid mami nde sababu jiyalla wadi enonji mami bella minde kogili wainon mine maen boyden kolli halla jomirado minon minem sitani konji mami ko anon hote ko alla wade mako komoji tanji mema yo jambala boyema akunde men nyago deni yo yaru yeso gilimen jo alla inurena sabumin ko anonjit mi bad mami der berdam hotedo ala anbe benjida wondube akunde men non nyago deni yo yaru yeso gilimen non jolla inurena sabumin ko anonjit mi bad mami der bendam odedo alanbe benjida wondube minama ko gili meden ko gili delta be yere may marani tebele mo bacha bali maji gari may tanum jelta be yere mayo jelta be yere mayo jelta be yere mayo jelta be sama gari may tanum jelta be jelta macha allah am na solo Hakounde men moom la suñuy diggante rek li nga ko way li moom jeex na mbokk yeet xarit yi li moom moo doon seen émission indi leen ko àndal seeg ndaanaan bi di ko ñaanal yàlla yaa xam foo bëgg a egg yàlla na la fay yiw yàlla yóbbu yow yaa xam sa mbébét et tout mu doon li gën ci yow incha allahu rabi di wax rek suñu ministère yi ak yëpp nañu accompagner xale yi parce que xale yi jóg nañu bàyyi lépp li nga xamante moom mooy lu ñaaw rek bëgg a jëbbu seen kanam seen dëkk ci kanam rek bëgg a fas yéene jóg liggéey kon nag ñooñu il faut ñu jàppale leen il faut ñu accompagner leen yéen tamit approché leen ñi nga xamante moom mooy ministère yi indi seen ay projet rek jëbbal leen que ngeen lii la ñu bëgg nii la ñu bëgg jeunesse bi mel nii la ñu bëgg suñuy réew egg rek ci côté li nga xamante moom mooy artistique musical rek kon nag mbokk yi xarit li moo doon seen numéro ëttu ndaanaan ak Tuch l'enfant chéri de Nouakchott di leen dig daje incha allah sama beneen numéro. Thank you.